télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak ponk yi ci gën a fës chambre criminelle bu tribunal bu grande instance ba ca Tambacounda dañu tàmbali nag li nga xam ne moom mooy atte yi tey jii ci àllarba ji sax lañ ci soobu la ci ëpp nag mbirum faat bakkan la bu leen fàttalikoo mbirum Ibou Diop di tailleur boobu ñu faatoon ci ay jàmmaarloo diggante militant yu PUR ak itam coalition Benno Bokk Yaakaar ci ñoŋante palub njiitu réew atum 2019 waaye itam faatuk Binta Camara ak itam commandant Tamsir Sané loolee yëpp nag dinañ ko xam ci atte yooyu ñu tàmbale ko tey jii mu fas yéene jeex ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin bi nu nekk. mbas meek tolluwaay bi Sénégal amatina limub ñeenti doomu aadama ñu ñàkkati seen bakkan bu fekkisee ña faatu woon ñu ngi ci téeméer bu manqué juróom-ñaar ndax ñu ci juróom-ñeent fukk ak ñett ca yooyu jamono juróom-ñeent fukk ak juróom di limub doomu aadama yu bees yu amee bii lee mbas am na ci nag ñett yoo xam ne dañ koo jëlee biti réew juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar dañ leen koo wàllu fukk ak juróom yi xamuñu fun ko jëlee ñaar fukk ak juróom-benn ci aji tawat ji wér nañu ñaar fukk ak ñeent xaw caa loof daañu dem ca ministère de la santé fekki fa docteur Aloyse Waly Diouf beneen ponk mbokk yi xam ngeen ne ëllëg ci alxames yi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin di bés bi ñu doon xaar mu aju ci wàllu njàng ak njàngale gune yi rawatina ñu nekk ci classe d'examen dinañu delluwaat ca daara ya kuréel gi lëkkale wayjuru ndongo yi fii ci Sénégal nag ne ñoom bu ñu sañoon rek wayjur yi ëllëg ku ko ci mën nga ànd ak sa doom boo demee itam nga xool ca anam yanuy jàngee beneen ponk ba tey des ba tey ci njàng ak njàngale ak kuréel gi lëkkale école privée lay ci Sénégal itam ña ngay dalal xel yi waaye itam ka ca amu ko njàqare ma nga nekk ca Mbel Kajaw moom nag maire ba la mu gis rek mooy njàng ak njàngale googee lu ci mën a am rek fa ñu nekk am nañu ay jafe-jafe ndax gune ya fa ñuy jàngee dafa sore lool ak seeni dëkkuwaay daañu doxantu itam ca Tambacounda jëriñ ba ñu denk wàllum formation professionnelle amal dafa ab tukkib nemmeeku loolu yëpp soxal njàng meek njàngale bi li ci yéeni kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxee lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàcce. rafetloo ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi dañu koy doore ak nanu ko junjee muy lu jëm nag ci chambre criminelle bu tribunal bu grande instance ca Tambacounda daañu nag tàmbali wala boog tàmbali nañu tey ji ci àllarba ji li nga xam ne moom mooy lu jëm ci wàllum atte yi loolu nag soxal na mbiram faat bakkan bu leen fàttali ko bokk na ci ñooñu ngeen ni seen ci écran bi muy commandant Tamsir Sané dañ koo faatoon nag ci ab cambriolage bu amoon ca Koumpentoum waaye itam Binta Camara faatoom juróom coow lool moom it ak itam keneen koo xam ne itam ña ngi ko faatoon ci jamono jongante palub njiitu réew diggante jàmmaarloo la woon yu militant yu PUR ne ñu ak coalition Benno Bokk Yaakaar lu ci mën a am moom Ibou Diop moomu nekkoon ab tailleur itam daanu amal seeni atte yooyu nag mi ngi door tey ji fas yéene jeex ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weer wi ñu nekk daañ ci dikkaat ci kanam tuuti ànd ci ak Moussa Oumar Gueye bu jàppande. ñu des ba tey mbokk yi ci xibaaru diggu bëccëg gi wax ci leneen muy mbas mi ak tolluwaay bi Sénégal amatina limub ñeenti doomu aadama yu faatu ci mbas mi loolu nag fekk si ñi ci tëddoon muy juróom-ñeent fukk ak ñett di doomu aadama yi ñàkk seen bakkan juróom-ñeent fukk ak juróom di limub doomu aadama bu bees bu daal di dem fekki ña doon faju ca bërëb bu fajukaay yi ndax gis nañu mbas mi ca seen biir yaram ñu ne juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yi dañ leen ko wàll ñetti bawo biti réew fukk ak juróom yi transmission communautaire la loolee nag lañ ko teg mooy ñaar fukk ak juróom-benn ci way tawat yi wér nañu ñu teewlu docteur Aloyse Waly Diouf ca ministère de la santé. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak juróom ñoo ci positif juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar di ay cas contact. ñett di ay cas importé ci aéroport international Blaise Diagne fukk ak juróom yi di ay cas communautaire ñaar ci Géejawaay benn ci Yëmbal
ñaar ci Mbao benn ci Rufisque benn ci Parcelles Assainies benn ci HLM benn ci Grand Yoff benn ci HLM Grand Yoff ngeen baal ma benn ci Patte d'Oie benn ci Cité Cyprès benn ci Liberté 2 benn ci Dieuppeul benn ci Sacré-Cœur benn ci Vélingara ak benn ci Ziguinchor. ñaar fukk ak juróom benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñeent ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeent ci malade yi ñu hospitalisé woon ñàkk nañ seen bakken ci bésu démb talaata ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wàññi na juróom benn junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeenti cas yu positif ñeenti junni ak juróom ñaar fukk ak ñaar wër nañu ci juróom ñeent fukk ak ñett ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom ñeent téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ci suñu structure de santé yi ñu leen di traité. mu ngoog dañuy dellu ca diwaanu Tambacounda fekki fa Moussa Oumar Gueye Moussa ñu ngi lay nuyu. Moussa Oumar Gueye bu télévision Futurs Médias ca Sénégal oriental may fàttali ne nag chambre criminelle bu tribunal grande instance bu Tambacounda tijji na tey jii Moussa Oumar Gueye. waaw mani waaw tey ña ngay xaar ay atte wala bokk na ci dañu jàpp tey ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin di faatu ko Binta Camara commandant Tamsir Sané ak ku ci mel ne itam Ibou Diop daanaka loolu yëpp ci mbirum faat bakkan la. dëgg la ëttub attekaay yi def katu njombe ginnaaw bi ñu nuyuwee mbokk téléspectateurs yi moo di ne dafa tàmbali ci Tambacounda ci fukki waxtu ci suba fukki waxtu ak benn nag ci la ñu tàmbali bu baax a baax wàllu laaj bi ak tontu bi Fatou Dieng lu ñu mën a jàpp mooy fukk ak ñetti nit la ñu tuumaal ñoom ñoo bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon yor kaaraange kii di candidat Issa Sall bu PUR ñoom nag bi ñu yegsee ci Tambacounda dañu jàppantek lenn ci militant wu Benno Bokk Yaakaar faat bakkan am ci ku ñu naan Ibou Diop ñoom fukk ak ñett yi yëpp amu ci kenn koo xam ne nangu na ni ñoom faat nañu bakkan amu ci kenn ci ñoom koo xam ne nangu nañu itam gaañ nañu kenn ndaxte am toppee nañ leen coups de blessure volontaire waaye ñoom ñëpp nag nangu nañ ni yoroon nañu gànnaay fekk yoruñu autorisation loolu muy port illégal d'arme sans autorisation administrative leneen lu ñu mën a jàpp Fatou Dieng ci wàllu ëttub attekaay def ko te njombe yi fii ci Tambacounda ñi nga xam ni ñoom ñooy waa partie civile bi ñi nga xam ni partie civile bi daf ci am ñoo xam ne dañ leen a gaañoon mu bokk ci Abdou Khadir Jeylaani ak Oulaymatou Ndiaye ñoom ñëpp ñu bokk ci benn famille Ndiaye ba nga xam ni boor yooyu la waa PUR wàccoon ñoom nag nee nañu surtout Abdou Khadir Jeylaani dafa séenoon ñu dóor papaam kurpañ mu gis ñu dóor papaam mënu ko seetaan looloo ko boole woon ci xeex bi moom nag nee na bat baseball la ñu jëloon sax dóor ko ci kanamam moo tax ñaari bëñum jotoon na ci rot leneen lu ñu jàpp mooy Adja Togo Guindo mooy yaayu kii ñu faat muy yaayu Ibrahima Diop moom nee na moom dafa déggoon coow li ñëw di leen wax nañu moytandiku histoire jaru ndaxte coow li yëpp ci ñi nga xam ne ñoo taxaw devant la barre xamle nañ ni mu ngi soxee ko ci ay affiche yu Benno Bokk Yaakaar yoo xam ni dañu jàpp ni waa PUR ñoo ñëwoon jël ay bonbon peinture ci bind ci PUR sabotage yu mu indi xeex bi waaye waa PUR rawatina Moustapha Ndiaye mi ñu tuumaal dafa faat bakkan Ibou Diop nanguwul ni moo faat nanguwul ni gànnaayam taxoon na deret waaye nee na moom dafa jàpp ni loolu plan la boo xam ni waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko def fàttali na devant la barre nee na képp kuy candidat boo yegsee fii ci Tambacounda bokk ci opposition daanaka boo duggee kat dañ lay indil ay jafe-jafe loolu yëpp nag wax na ko waaye li am ba des mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat défense yi ñu ngi dem di dellu si di leen laaj ci tontu ngi xool ngir pexe li ñuy war a tàmbale après plaidoirie bi ci wàllu nag li ñu naan procureur général Demba Traoré moom moo féete foofu ki nga xam ne nag itam moom mooy président tribunal bi moom itam
bu ñu xoolee turam moom yaakaar naa ni moom aussi bokk na ci ñi nga xam ni ñoom ñoo jiite tey ji chambre criminelle bi ci Tambacounda mu ngi tudd El Hadj Boubou Ndiaye ñaari juge yi ko seq mooy juge Abou Dieye assesseur ak Sangone Fall assesseur ki ñu waxoon léegi muy procureur général mooy Demba Traoré ci wàllub attekaay ñi nga xam ne ñoom ñooy défense bi nag ñoom aussi groupe lañu bokk na ci Ousseynou Gaye bokk na ci maître Ladji Ba bokk na ci itam maître Théophile ñoom ñëpp ñëw nañu ngir àtte ñi nga xam ne ñoom la ñu tuumaal lu ñu mën a jàpp daal mooy àtte bi tey ji ci jamonoy corona nekk na àtte boo xam ni laata ngay dugg ci tribunal bi da nga takk sa masque danañ la thermoflash te gis nañu salle d'audience bi feesul loolu di wane ne bu fekkoon temps normal la salle bi dafa naroon fees te fi ñuy jeexalee mooy gis nañu forte présence gendarme yi waaye itam ba tey gis nañu benn projecteur ak ordinateur di wane ni balaa bon procès bi di jeex dañu nekk rek ci biir audience bi danañ fa diffuser ay vidéo yoo xam ne war nañ ko seetaal ngir gën a mën a def lu ñu naan manifestation de la vérité fan la dëgg féete. très bien jërëjëf. Moussa Oumar Gueye moo ñu toogal foofee ca diwaanu Tambacounda di ñu àtteel nag ni mu ko waxee àttey defkatu njombe yooyu lay ñu wéyal mbokk yi xibaaru diggu bëccëg gi wax itam ci leneen muy ceeb boo xam ne jotoon na indi woon na coow ca diwaanu HLM nekk ca département bu Tëngéej foofu nag lañ fa gisoon ñenn rek dañu ne woon ceeb boobee daal waree su ko lekk waaye ña koy caytu ak ñenn ci njaboot gi nee ñu ceeb ba nu ko toggee xam nañ ne ceeb la buñ mën a def ci biir yi lu ci mën a am Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb defal nañ ci ab taxaw seetlu. dama laa la wax waxatuma di ko jox ay Rufisque quoi ñun ñi mu ko indil nag duñu ko laal en plein coronavirus ñun ñi toog seen kër di xaar ndimbal lu mat ay milliards nga génn ko di indi xeetu ceeb bi naan yaa leen koy jox kooku yëpp ñu la. gannaaw génnu ki nga xam ne ji moom moo jiite mouvement bi di leeral askan wi nag di joxoñ baaraam lii di melokaanu ceeb bi ñu jagleel njaboot yi seen loxo jotul seen ginnaaw ca HLM Tëngéej ñenn ci bénéficiaires yi nag di dàq lu ni mel. ceeb bi togg naa si max sama njaboot togg naa si ceeb togg naa si ñaari cin togg naa si soom bi ñun day lekkuñu ko si ceeb lañ lekk togg nañ ko ba mu neex lekk si ba suur max sama njaboot fan yëpp si lañu togg si lañu lekk. togg nañ si yaasa ganaar togg nañ si yaasa ceeb jën togg nañ si domada togg nañ si soom bi te yëpp bu ñu yëy da yëyuñu kaw su ne ceeb lañ lekk. gannaaw bu ñu ñëwoon nag teewe si ab séance culinaire ceeb boobu fële ca HLM lenn ci ay responsable direction équité territoriale di joxe nag ay garantie ci lii di melokaanu ceeb boobu. mu tollu tey jii je pense que gouvernement Sénégal respecté na ay population respect bu nga xam ni sañu leen jox lu nga xam ni du qualité sañu leen jox lu nga xam ni itam wéru ko ni lii pour wér-gu-yaram d'autant plus que nag dañuy xeex feebar kuy xeex feebar nag yaakaar naa ni doo indi luy yokk feebar te itam ku xam sunu douane itam xam sunu ministère du commerce xam ni lépp luy dugg fii di jaar ci port bi lu ñuy xool la lu ñuy saytu la ba nangu ni attesté ni norme de qualité yi mu war a am na ko pour que ñu mën ko jox population bi ñu mën ko jëfandikoo. ñu fàttali ko nag fii ci Tëngéej lenn ci ay bénéficiaires HLM yi rek ñoom ñoo joxoñ baaraamu tuuma lii di melokaanu ceeb boobu nga xam ne bii état moom moo ko joxe jaarale ko ci lii di programme de résilience économique et sociale ngir nag xeex lépp lu xam ni jeexeetal la rek tukkee ci lii di wàllu mbas mi. Ousseynou Thiam ñu sant ko bu baax gërëm ko ñu wax itam ci beneen ponk bu ñu leen junjoon muy ibbiteg l'école yi ëllëg ci alxamis ji ñaar fukki fan ak juróom ci lañu ko jàpp rawatina nag gune yi nekk classe d'examen lu ci mën a am kuréel gi lëkkale waajuru ndongo yooyu ñu ànd nañ ci ab demaat ca daara ya waaye ne ñu bu ñu sañoon rek ci seen naataangoo waajur yi ñu daal di ànd ak gune yi dem ca daara ja xool ci seen i gëti bopp gune yooyu yan anam la ñu tàmbalee jàngaat dañ ci ànd ak Abdoulaye Fane moo jiite UNAPES ay kàddoom ki ko taataan di Ousseynou Thiam ànd ak Ahmadou Bamba Samb. Systématiquement li ñuy tëje rek moom mooy waajuru ndongo yëpp yi nga xam ne yi dañoo am seen doom ay tout tànk yi nekk ci CM2 yi war a def entrée en sixième nañu téye seen loxo doom dal di leen yóbbu ba ca école ba muy alxames bi ak ajjuma bi bu ñu leen yóbboo ba ca école ba bu ñu xoolee mu leer la ne conditions yi ça se prête pour que ñu dal di mën a continuer enseignement apprentissage yi ñu mën leen fa bàyyi mais bu ñu gisee loo xam ne lii dalul seen xel nañ jël seen doom delloo ko seen kër di demande nag que mu am ay li ñu naan ci tubaab évaluation à mi-parcours parce que boo dawalee lu mat fukki fan war nga mën a taxaw seetlu natt ndax lii fi mu tegu mu ngi tegu ci raay bi wala déet bu fekkee nag xool nañu ne peut-être am na fu mu doxule ñu rectifier ko au cas contraire bu ñu gisee mu leer na lii mënul ñàkk ba mënul ñàkk ñu tëj école bi.
aywa ñu des ba tey ci njàng ak njàngale boobu de ak kuréel gi lëkkale école privée lay ki nekk fii ci Sénégal ñoom nag ñu ngay dalal xel yi rawatina ndongo yi ak seeni waajur ne ñu lépp luy matukaay jëlees na ko fa ba noppi itam dinañu fexe rek ba njàng meek njàngale moom ñu amal ko ci anam yamu war a amee maanaam anam yu mucc ayib dañuy teewlu Insa Diallo moo topp ci ki jiite googule kuréel ay kàddoom Alhassane Ba ak Pape Sangone Mbaye ñoo ko tàttal. bërki dem ba léegi def nañ li nga xam ne lii mooy saytu seet ndax lépp yemb na ci wàllu ubbite bi niki alxames 25 juin bañ ko defee ak ci IA bi démb gis nañ ne fi mu nekk nii matériel bi yëpp yemb na ñëpp seen xel dal na pour ñu war a delluwaat ci école yi niki suba alxames personnel enseignant yi personnel administratif bi même personnel subalterne yi ñi nga xam ne ñi ñooy saytu set gi ci école yi ñëpp mànkoo nañ ne war nañoo dellu ci classe yi bi nga xam ne tëj nañ ko ñetti weer ci gannaaw fi mu nekk nii de niñ ko gisee lépp yemb na pour que xel mu dal ñu dellu ci classe yi ñun ak suñuy élèves boole ci aussi parents d'élèves yi ñëpp xam ne reprise bi moom jot na ngir xale yi nga xam ne ñoo war a def examen ñu defi seen examen ni suñ jàngalee ñaari weer ci kanam. ñu des ba tey ci pàcc bu yaa bi ñu jagleel njàng ak njàngaleek ibbiteek l'école yi ñu jàpp ëllëg meerub Mbelaka Diawo moom nag ma ngay wax njàqareem dañu nag foofu ñu nekk ca kaw ga la ñu gis rek mooy gune yi daara yi ñuy jàngee ak seeni kër day xaw a xëcc ba tax na jafe-jafe rek lay am léeg-léeg ki njàng mi rawatina nag nawet bi nga xam ne dafa daje ak ñu tijjiwaat l'école yi gune yi dem jàngi Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey la ñuy fekk ca diwaanu Sine. commune bu Mbelaka Diaw diggam ak bu Fatick daanaka ci fukki kilomètre rek lay tolloo benn lycée moo fa am ñetti CM ak ay école primaire maire commune bi nag di wax ni moom gaa kontaan na ci ni nga xam ni moom la élèves yi ak jàngalekat yi fas yéene dellu ci classe yi waaye nee na daf ci am ak njàqare. déplacement xale yi parce que ñoom seen bopp dañuy def 8 kilomètres aller 8 kilomètres retour muy 16 kilomètres par jour surtout ñi nga xam ne ñoo nekk CM di ñëw wala lycée ma ne donc su nekkee ne day taw mu am xiin muy dënnu ci suñ commune. dëkk yi nga xam ne ñoo amul paratonnerre ñu am leen jox leen paratonnerre. moom nag mu ni bu sañoon kilifa yi bàyyi xel ci yenn aspect yi ndaxte nee na léeg-léeg li ñuy gis ci dëkku taax yi bokkut ak li nga xam ne moom moo nekk ci biir village yi. le plus souvent dañuy foog ne li nekk Dakar moom moo nekk ci àll bi alors que du loolu yow mi xam nga ko. ki nga xam ne dafa am classe boo xam ne dafa am dañ ko dale bokkul ak ki nga xam ne moom moo am classe boo xam ne ab zeng la. suy taw bruit lay bëgg di def te kuy nekk jàngalekat xam nga ne mënoo mukk di jàngale. ci condition yooyu. moom nag mi ngi doon àddu gannaaw ba ONG bii di World Vision doon jébbal ay masque ay gel ay thermoflash ak itam yeneen xeeti matériel école yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune am boobule ñoom waa World Vision nag di wax ne geste bu ni mel def nañ ko ci Sénégal ci lu toll ci 800 écoles. te ñun xam nga ku xam vision mondiale xam ne kuréel gu la muy yëngatu guddeeg bëccëg pour xale pour taw feexu xale yi. moo nu yóbbee ñu mën a jënd lii lépp pour mën koy tasaare ci juróom-ñetti téeméeri école ci Sénégal ci juróom-ñetti téeméeri école yi bii bokk na ci donc li ngeen gis te yëpp def nañ ko fu ne ci suñu zone d'intervention mais xale yi dinañ mën a commencer njàng mi ci ay conditions yu mucc ayib. ci biir département bu Fatick nag ñoom waa World Vision ne lu tolloo ko 159 écoles la ñu fas yéene jàppale ci jamono ji nga xam ne dañu war a delluwaat ci classe yi. Aminata Goudiaby ñu sant la bu baax gërëm la wax itam ba tey ci njàng ak jàngale ak jëwriñ bu ñu dénk enseignement technique ak formation professionnelle amal na ab tukkim nemmeeku ci diwaanu Tambacounda moom Dame Diop ma nga dalal xel yi ne daal njàng moom dinañ ci sóobuwaat du ñu am benn jafe-jafe ndax bépp matukaay jël nañu ko dañu koy ànd ak Moussa Oumar Gueye ak Amadou Gueye ñoom ñoo taataan ay kàddoom. Tamba pour xool ci turu gouvernement bi ci sama tour mais ci turu aussi sama collègue Mamadou Talla njàng mi nga xam ne war nañ ko door alxamis incha allah fuñ ci toll ci waajtaay bi ma rafet lu baax li ma fi gis ci respect protocole sanitaire bi jàpp naa ne mun naa wax léegi que ne fii ci Tamba jàng bi war na mun a door alxamis gannaaw suba ci jàmm loolu nag suñ ko amee fii on le doit d'abord à toutes les autorités administratives les autorités territoriales ñoom tamit nga xam ni jàpp nañ ci maire président de conseil départemental ci jàppale école yi
mais on le doit aux enseignants, aux syndicats qui sont là et ak waa xale yi nga xam ni ñoo war a jàngi ñoom ñëpp ñu wax que ne seen yéene tey mooy dellu jàngi ci nu mu gën a gaawee. donc jàpp naa ne état def na li mu war a def collectivités yi def nañ li ñu war a def autorités yëpp def nañ li ñu war a def li ci des incha allah yàlla yóbbu ñu ci jàmm le 25 ñu jàngi du ñàkk ay jafe-jafe message bi mu wax mooy ne li ñu nar a dund nii xëy na mosuñu ko dund mais loolu moo tax ñun ñëpp ñu war a defaraat toogaay yi chaque fois que mu amee jafe-jafe. aywa bu nu lafee lu jëm ci njàng ak jàngale ñu wax itam ci mbay mi ak itam foofee ca diwaanu Latmingué gis nañu ne ñenn wala boog yenn ci tooli dugub ya ña ngay tàmbalee meññi donte itam taw amagut te itam ñàkkum ndox moomu tax na ba toolu gerte yi nañu ko yaakaare woon du ci mën a amee lu ci mën a am ñoom baykat yooyu jot nañ seenub jiwu ci aide boobu nga xam ne bi nu ko xaymaa mi ngi toll rek ci 2 junni ak fanweer ak benn ci tonne ci lu ëpp 2 junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñeenti doomu aadama yu ca fas yéene jariñu Ibrahima Diame Faly Gaye. dugub bi tàmbali di jóg ci yenn pàcc ci toolu commune bu Latmingué ci suuf su nga xam ni tooy na tooyul fi mu toll nii béykat yi taw rek la ñuy xaar. waaw nawet bi de ñu ngi ci ruuj nañ ba pare faru nañ suna si sax na bon temps yi taw na fi mais taw bi taxul mu tooy mais am na nag ñu ji gerte. waaw am na ñu ji gerte ñu ngi raadu ci foofu daal lañ toll ci nawet bi instant biñ toll nii fi mu ne nii moom ndox mi rek la ñuy déglu daal la ñuy xaar fi mu nekk nii. mais nag dafa desee tooy am na ñaari taw mais vraiment dafa desee tooy. bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Ba ak Malick Ndour ñi séntu asamaan si nag taw bi rek moo manqué waaye lii di intrant yi lu mel ni jiw ak engrais teew na ba noppi. intrant yëpp ñëw na semence bi ñëw na joxe nañ ko lépp ni mu waree ku ne jot nga la nga war a jot. jiw bi ak engrais bi yëpp jot nañ ci. d'ailleurs léegi nii sax am nañ 2 camions yu ñëw pour ñu jot suñu engrais. waaw fi mu ne nii moom ndox mi rek la ñuy déglu daal la ñuy xaar fi mu nekk nii. mu tombé nag fii ci Latmingué ci distribution alimentaire bi ñu jagleel kon ñii di askan wi néew di doole fu ñu sukkandikoo ci meeru Latmingué bi di Macoumba Diouf ñëw na ci anam bu nga xamante ni ci la ko béykat yi gën a soxla te dina leen permettre rek ñu taxaw bu baax a baax ci nawet bile. fii ak 2 weer man li ma njort mën nañoo béy sans jafe-jafe ndax daañu xëy ndekki bu suuf añ ba regg guddi ñu reer dem ci tool yi pour que bu nawet bi wàccee dootuñu sax soxla ndimbalu gouvernement kon ndimbal li dëgg président de la République mooy ndimbal lii mooy dimbali ñu ci lu ñu mën a dimbalee suñu bopp loolu mooy ndimbal li am njëriñ kon jërëjëf président de la République. commune bu Latmingué nag jot na 200 ak fanweeri tonne de riz ñuy jagleel lu mat 2 junni ak ñetti téeméeri ménage bénéficiaire ñu doon nag tàmbali li di démarrage distribution bi ci gox bile ci teewaayu kii di sous-préfet arrondissement bi. Ibrahima Diame ñu sant ko gërëm ko bu nu jugee Latmingué dañuy wax itam lu jëm ci wàllum suuf ak coow la ca Médina Wandifa foofee nag la ñu gis rek mooy ña nga xam ne ñoo fa dëkk dañoo jàpp rek ne maire ba ak itam ak yi jege ñaaleem dañoo bëgg a jël seen suuf soosee dagg ko def ca la leen neex ba noppi itam jël seen i koppar muy ay millions yu bëri bu ñu ko xaymaa loolu la ñu ne duñ ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg Bakary Konté Xaali Diame. sagan ngi xeeñ ci Médina Wandifa diggante maire Malang Seyni Fati ak collectif défense des intérêts bu Médina Wandifa collectif yi di tuumeur maire bi ak équipe am ñi ne nag dañuy jël suufu dëkk bi di ko jaay nu leen neexee. le maire Malang Seyni Fati day def ay lotissement ak équipe am lotissement bu nga xamante ni amul géomètre amul topographe buum la ñuy jël pour dem nat pour que ñu mën a placer seen borne yi lu gën a grave ci affaire bi. tey ci espace communal amul benn espace bu nga xamante ni amul borne te ci loolu tey population Médina Wandifa dunduñu amuñu beneen yaakaar bu dul béy. collectif di leeral di ne lotissement boo xamante ne municipalité bu Carrefour Diaroumé mu ngi koy wéyal ñu ne lotissement boobu lay kenn musu ko autorisé ndaxte ñoom def nañ enquête ci autorité compétente yi. le maire Malang Seyni Fati def na ay injustice yu nga xamante ni ñu ngi koy ñaawalu bu baax te ñu ngi koy dénoncer jusqu'à la dernière énergie. am na ay services yu ñu jaar pour vérifier est-ce que service yooyu am na autorisation de lotissement bu nga xamante ni moo permettre le maire Malang Seyni Fati lotisser suñ commune bi yëpp mais ci service yooyu fekk ñu foofu ay acte d'autorisation de lotissement pour la commune de Médina Wandifa. Lassana Fati ak ay xaritam lu ñu bëgg justice bi daal di jóg ci nu mu gën a gaawee daal di saafaral mbir mi. am nañ ay reçu yu nga xamante ni reçu yooyu moom Malang Seyni Fati moom mooy jënd reçu yooyu ci boutique n'est-ce pas di ko joxe ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw fay
frais de bornage am nañ ay reçu de 1 million am nañ ay reçu de 4 millions te gis nañ ne loolu yoon daf ko tere te loolu ñu ngi koy ñaawlu jusqu'à la dernière énergie. municipalité bi nag bu ñu leen interpellé Malang Seyni Fati ak équipe am ñoom nag ñu ne duñu wax ci mbir mi. Bakary Konté mi ngi noonu ñu wax rek ci coowal suuf ba tey ak njabootuk Diallo Picc ñoom nag di ay doom ak i sët ñoom ñëpp dañoo taxaw di ñaawlu nag nee ñu seen suuf sa nga xam ne dañu ko bëgg aakimu fële ca Bambilor te itam muy ay hectares yi hectares la ñu wax rek mooy ay borom doole daal ñoo taxaw yor seen i këyit sax ne sosé suuf ñoo ko moom njabootuk Diallo Picc ne demewul noonu lu ci mën a am Aminata Diallo kenn la ca njaboot ga Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ñoo taataan ay kàddoom. ay sénégalais lañu Diallo Picc sénégalais la di fuutanke bu gëm boppam moo indi lii lépp tey mu jënd lii tey ñu nit tey ba mu fi jógee suñuy càmmiñ nekk bitim réew ñu leen di xaar pour bu ñu ñëwee ñu def li xew ci jamono li ñëpp di def bu mënatul nekk ay tool bu nekkee ay kërit ñun waruñoo perte ni ñooñu def ba war fi am part massa ñun ñu ko suñu baay jëndoon ci alali boppam ca 85 ba tey kon ñun waruñu ñoo jaay doole tey nag bu ñu yeewoo ñuy terrasse di xuus di dugg ba ñuy xamal ne du ngeen ci lenn Macky Sall monsieur le président waxal ak say mbokk jullit yaay suñu kilifa yaa fi nekk kon bu fi xeex amee yaa war a àtte dégg nga ñu nag bët ak bët tey ñu yónnewaat nga di ñu dégluwaat boo ñu déggee nga dimbale ñu laa war a sooli nga wax ak ñun ndax nag bu ñu ñàkkee lii mooy ñàkk nañ suñu bakkan. bu ñu jógee ci coowal suuf ñu wax itam ci aj màkk gi nga xam ne ren ci du am ñu ne nag voyagiste privé yi nekk ci Sénégal lañu ñàkk ci koppar bi ñu ko xaymaa mi ngi toll ci ñeent ci ay milliards moom sax nag lañ ca teg mooy bu nu sañoon rek dañoo bëgg lu jëm ci séddale bi di ndimbal li jógee ci nguur gi jëm ci ñoom ñu leeral ko ndax jëwriñ ba ñu dénk wàllum tourisme dañoo gis rek ne la mu wax leerul ci seen bopp ba noppi itam nee ñu nag bañu ñu delloo koppar ñi nga xam ne dañoo bëgg a jotaat seen xaalis maanaam dañoo fayoon ba noppi te aj màkk amut ren te duñu xaar déwén ne ñu ñooy buñ ko sooboo ñu jox leen seeni koppar pa fara ñing Amadou Ba lañ ci àndal. mu nekk lu métti ci voyagiste privé yi bi ñu ne Makka ren kenn du fa dem loolu nag njiitu Arabie Saoudite décidé dina indi ay perte yu rëy ci ñi nga xam ne ñoo nekk voyagiste privé yooyu nga xam ne ñoo dem yóbbu nit ña ca bërëb yu sell bu islaam. aj gi ñu doon def daanañ ci am dara kon dara jooju buñ ko amul tey donc dañuy bëgg am dara kon perte bi toll na ci 4 milliards. parce que boo ko seetee tey ñun mën nañ ne 3 millions 500 mooy li ñu doon jaayee bu fekkee dañu basé aussi ñun li ñu doon jaayee da di ko yóbbu ci 12 800 donc da ngay da di xaw a jege 4 milliards. bu demee màkk ba ñëw bu ñu toogee benn weer ñaari weer commencé waat nañu lijjanti hôtel ya ca Médine hôtel ya ca màkk te fooy lijjanti hôtel rek dafa am loo fay wàcc nit ñi tamit bu ñuy dee seen xaalis ci loolu la ñuy liggéey. te nag mettit boo gis ndimbal lañ ciy laaj te ndimbal moom bu yéexee rek. yaakaar naa balaa moo yegg fekk borom sonn. voyagiste yooyu nag nee nañ jamono ji du benn koppar bu ñu jot mu jógee ci ministre bi naam kàddu yi nga xam ne mu ngi koy yëkkati la ñu bëgg mooy ay leeral ci lu nu mel. naan joxe naa du wax ji du joxe naa dañ la joxe pour nga joxe dañ la jox pour nga joxe kon joxe naa du wax ji dañ ne ki nga jox ndax war nga koo jox kan la ñaata nga ko jox ak lu tax nga jox ko loolu mooy wax ci mais buñ ko bàyyee tamit mu tànn ay xaritam yi nga xam ne ñun bokkuñu ci ay xaritam mu tànn ay xaritam jox leen des centaines de millions teguwul fenn. ñenn ci ñoom sax jotoon nañoo def ay dépenses yu bëree bëri waaye nee nañ dàquñu képp ku ko bëgg ñu delloo li nga xam ne moom nga joxe woon pour aj bi. fekk na sax ñun commencé woon nañu di rembourser nit ñi léegi am na ci ñoo xam ne boo waxee waxu remboursement ñoom dañ la ne carrément waccal ñu suñu xaalis ba déwén waaw mais. yàlla def na ne nag ñi ngi góorgóorlu di rembourser ñëpp yore luñ kenn dërëm. tey ji aj amul nit ki soxla xaalisam nga naan kan da ngay xaar déwén donc xaar déwén boobu te yow xamuloo ndax di nga am quota déwénam déet parce que amuloo quota ren amuloo benn contrat bu la lié bu tax yow nga war a mën a xam ne war ngaa mën a jël xaalis donc jàpp naa ne tey daal ñi nga xam ne ñooy suñu ay collègues di ay voyagistes képp koo xam ne jëloon nga xaalisu jàmbur man day damay jàpp ne war ngaa mën a borom nga delloo ko. ñi les voyagistes privés yëpp ñoom jàpp nañ ne gannaaw lii di mbas mi daal di xoolaat bu baax organisation aju màkk bi ci bépp fànn. Fara ñi nga ñu sant ko bu baax gërëm ko des ba tey ci xibaaru diggu bëccëg gi wax itam lu jëm ci yarum ganaar mi ñu ne mbas mi nag laal na ko bu baax ndax xam ngeen ne ganaar fii da daan dox ci réew mi rawatina hôtel yi koy soxla ak itam yeneen bërëb yu ni liggéey yooyu bu tëjee li nga xam ne nag moom mooy ganaar yi ak ña koy jaay itam dañuy amee jafe-jafe lu ci mën a am Fatou Bintou Konté lañ ci teewlu mu ànd ceeg Thierno Laurent Mendy.
hôtel yi tëjee restaurant yi teg ci ak yenn marché yi ca jamonoy coronavirus bi ñi nga xam ne ñoom ñooy jaaykatu ginaar yi dañu amoon jafe-jafe ngir jaay li nga xam ne moom moo di seeni ginaar. yi restaurant yi ñëpp tëj nañ du coup metti na daal pour nga mën leen livrer parce que doo gis koo jaay même marché yi sax pour ñu jënd ginaar yi bu ñu jëndee seen ay 200 wala 300 ginaar balaa ñuy dellu si dañ koy jaay benn du coup corona bi franchement yëg nañ ko bu baax. fii nag nga xam ne moom moo di zone Lac Rose bi la nga xam ne daa bëri ay touristes ba tax na hôtel yi dañ fee bari lool ak restaurant yi ñi nga xam ne ñoo ñuy aviculteurs yi fi nekk li nga xam ne moom moo di coronavirus bi laal na leen bu baax a baax. moom zone touristique la te depuis booba léegi bi corona bi commencé hôtel yëpp dañoo tëj mënatuñuy jaay suñuy ginaar ñoo ngi sam hôtel bu ñëwee fi ñu toll nii mënul jëndi ginaar yi parce que li taxaan ginaaram di dem moom amatu ko ndax hôtel yi dañoo tëj wax dëgg yàlla ñii. bu fekkee ni sax jaayuñu ginaar yi fi mu toll nii ña ngay dee seen loxo bés bu ne. yaakaar yi ma si amoon jotul antu noonu parce que koo woo même chose la lay wax et loolu ça se comprend parce que njaay mi doxewul sur tous les côtés du coup ginaar yi dañu dépassé seen aliment tàngoor bi dugg si en plus bu ñu tàngee. bu ñu ngandewee dañuy crise di dee. tey jii may wax ak yow bi ma xëyee sa li ma génnee fii mën na 15 ginaar yoo xam ne dañoo dee saag yi gis nga amatuma benn saag parce que chaque jour damay jël mortalité def saag yi dem sànni ay 15 ay 20 noonu ngay nekkee chaque jour. ba tax ni la ñu waroon am ci bénéfice mu wàññeeku lool. soo waree am 60% wala 40 en fait tu te retrouves avec 20% wala rien du tout. même bu fekkee ni sax assouplissement am na ñoom aviculteurs yooyu fi mu ne nii ba tey gisaguñu li nga xam ne moom moo leen mën a génnee ci jafe-jafe yi ñu ne. yaa ngi jaay ndànk-ndànk mais pas comme ni nga ko bëggee déconfinement bi moom taxu ko demee noonu parce que hôtel yi boo leen contacter aussi dañ lay wax même chose instant bi clients yi ñemeeguñu commencé guñu dem comme ni ñu war a demee donc ku doon jënd ay 3 fois par semaine 100 ginaar léegi bu jëndee benn yoon 50 balaa ma koy jëndati weer bu dee. gannaaw ba ñu taxawalee li nga xam ne moom moo di confinement fii ci Sénégal lépp lu jëm ci wàllum approvisionnement produit avicole mu di ginaar ak la ca tegu fi mu ne nii dañoo am ay perte yu bëree bëri suqalikuwaat nag dana doon lu metti lool ci ñoom. yegsi nañ ci ponk bu mu culli ci yenn kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf juróom-ñaari junni ka corona léegi tey ñu am ko ci réew mi journal La Tribune moo ñu ko xamal ci xëtam mu njëkk ba waral mu tëgg gémmiñam di yëglu baatub attention la xëy baamtu ñetti yoon ubbil yéenekaay bi li ko tàmbalee bésub ñaari fan ci weeru mars di bés bi ñu njëkk a déggee ka corona ci réew mi booba ba tey juróom-benni junni nit ak fanweer ak ñeent jàngoroy coronavirus yi jot na leen a tëral ci réew mi Vox Populi nañu ka coronavirus yi ci réew mi romb nañu léegi juróom-benni junni ak fanweer ak ñeent ñoom la feebar bi tëral ci Sénégal Ndakaaru nag moo yenu jonkolonko gi ci kaay ndax ci 6034 cas corona yi fi am 4500 yëpp di ñeenti junni ak juróomi téeméer yi Ndakaaru la seeni borom di yeewoo Soleil national mel ne ku naan ñu waaye fajkat yi ci réew mi di waa kër docteur yi te liggéey nañu ci lu rëy ndax ci ñi coronavirus bi tëral ci réew mi ñi ñu ci faj ba ñu wér romb nañu ñeenti junni doomi aadama ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ñu coronavirus bi tëraloon faj nañu leen ba ñu wér dellu seeni kër junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti nit ñoo des léegi ca loxoy docteur di faju ci cas coronavirus yi am ci réew mi journalisé ko xëy na ca cas bu ñu yëgul woon mu di cas bu ministre d'état bii di Mbaye Ndiaye yéenekaay bi nee nañu moom it sa bokk na ci personnalité yi amee coronavirus ci réew mi jot na ci feebar bi ba wàll ko ñenn ci waa këram ci l'hôpital principal fa la ñu ko entré mi ngi amuk tan di yëgum péex ci yaramam sursoi nañu saafaraay bëgg a jur jàngoro ndax ba ñu indee woyofal ci mesures yi ak léegi loraange yi tukkee ci coronavirus bi ñoo ngi ne jasar ci réew mi laata ñu koy def 19 décès moo amoon ci réew mi waaye bi ñu defee assouplissement yi ak léegi Sénégal mi ngi ci 89 décès juróom-ñett fukki doomi aadama ak juróom-ñeent yu fi faatu am nañu démb ñetti nit yu faatu amit ñaar fukki cas ak ñett yoo xam ne seeni borom ñoo nga Sowétas Libération xëy di ñu fàttali ne 6034 cas coronavirus ñu am ci réew mi Ndakaaru jël li ëpp ci cas yi ak 4585 cas ci kaw loolee Alliance des syndicats autonomes de la santé libé nañu ñoom dañoo mel ne ñu ànd ku jaaxle ci li xew ci réew mi ne gis nañu ne feebar bi mi ngi gën di law nit ñi gën di faatu saa yu ñu xëyee askan wi di gën di sàggane gestes barrières yi yàqu-yàqook salfaaño gi Covid-19 bi jur ci réew mi enquête dina kay mi ngi ñuy xamal ne dem na ba laal lii di loi de finances rectificative ndax la ñu naaloon natt ko teg Covid-19 bi teggi na ko teg bitse boppam Jibril Diallo mi ñuy mbambu ci réew mi moom ci boppam moo nekk ci xët mu njëkk l'Observateur yéenekaay bi xamal ñu ne Jibril Diallo mooy l'homme des affaires bi ñu ne moo ngar daajoo ñaari junniy mètre carré ci suufus corniche Ndakaaru bi ba tax coow
li ne cobbay ci réew mi l'observateur defub gëstu ci moom ba yeggee ñu lu bari ci suwaaram ci page 3 bu yéenekaay bi fa la lépp nekk ñu nekk ci coowal suuf li ba tey ak la Sénégal mi ñu xamal ne sagara ngay xeeñ ca géréw ga ca Mbuur ne décret bu président de la République defoon 2013 jël ca suuf sa jox ko ñi moom hôtel Decameron loolee la askan way yeewoo ca géréw ne du ca dal laas ne nañu décret ba la ñu xotti taret ne nee nañu bu ñu ko bàyyee mu jàll dafa yomb li naru te yomb Sud Quotidien nañu mooy école bi ñu war a ubbi suba ngir élèves yi war a def examen journal bi li muy ragal moo di ñu dund ci geneenuk lajj gu mel ne gi ñu dundoon ca gu njëkk ga Vox Populi nañu ak lajja ngi cay xeeñ ndax ci lycée Limamou Laye bu Guédiawaye nee nañu ñàkkum ndox mi bu dakkul am ndox am ci dëkk bi seen fukki xel xalaatul di ubbi école ba témoigné nañu ubbi teg école gu njëkk gi jàngalekat yu corona ñoo ko yàqoon gu suba gi nag ba ñàkkum ndox ci dëkk bi du tax ñu tuxal ko tukkitel àdduna su ma ragalul woon yàlla dama naan yegg nañu ci ubbi Les Échos adjoint commandant corps urbain bu commissariat central journal bi nee nañu moom la ñu cambriolé këram ca Guédiawaye te du boobu rek ne yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne am na lieutenant bu nekk ca DIC division investigation criminelle appartement ba ci Pikine tali bu mag ay samba booy ñoo fa dem dajji ko cambriolé ko. Mohamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf ci seen cofeel kóolute ak safo di leen ñaanal kenn dalal jàmm di ko sàkku ci yéen.